jërëjëf encore une fois merci beaucoup à ce public charmant yéen a ngi fii nga xam ne mooy place du souvenir sénégalais yi xam ngeen ko bu baax ak réew mi ak surtout ni mu mel groupe Futurs Médias ngeen xam bu baax tamit ne ñun waa wàllu jigéen di émission bu mag boobu nga xam ne télévision Futurs Médias at bu yàlla sàkk mu présenté leen ko baaxee leen ko yéen sénégalais yi ndax bi émission li ko tax a jóg mooy jigéen ak lépp loo xam ne moom la àndal tey nag ñu amaat mbégte 8 mars 2018 dellusiwaat fa ñu daan dellu démb ak bërki démb mu nekk fii kon ci place du souvenir ñu fas yéene waxtaanee thème bu am solo thème boo xam ne soxal na leen yéen jigéen ñi soxal na tamit góor ñi ndax ku ne jigéen ne kër te ku ne kër ne góor ndax góor bu amul jigéen du am ndax mu mel ne yàlla dafa bind góor bind jigéen kon ay partenaires naturels lañu mu mel ne kon ren thème bi nga xam ne jël na ko dafa nekk thème boo xam ne fait d'actualité la ndax yéen a ngi koy déglu di ko seetaan ci télé yeeg rajo yeeg réseaux sociaux yi mu aju ci li ñuy tuddee violence sur mineur bi ngeen ko déggee mooy ñaawteef yi nga xam ne dañ koy teg ci kaw xale yu ndaw yi ñu tànn si nag jigéen ñi muy xale yu ndaw jigéen ñi nga xam ne de 5 à 12 ans wala de 5 à 15 ans di ay ñaawteew yoo xam ne dañ leen koy teg te ñi leen koy teg da di ay nit yoo xam ne dañu xamul naka lañ leen mën a qualifier ci biir émission bi nag ak ñi ñu àndal ñu jàpp ne xëy na le temps ñuy si pare dina am ay solution yoo xam ne dina ci génn te dinañu jàppale tamit ñu comprendre nit yooyu ana lan moo leen tax a jóg suñu émission tey dafa mel ne ñëw na ci wàllam ndaxte bu ñu nee wàllu jigéen ñi mooy loo xam ne dafa nekk lu leen soxlaal lu leen soxal nag mooy li ñu tax a jóg moo waral tey ñu góorgóorlu comme d'habitude ba indil leen panel bu am solo panel bu ñu am nag di ay kilifa yoo xam ne kenn ku ne ci wàll ba mu nekk la muy yëngatu lu am solo la te ku xam thème bi ñuy wax la thème bi nag ñu njëkk ci woo ki nga xam ne moo ci daanaka jàppale ñu bu baax a baax pour lu ñuy wax ñu am ci firnde muy Ismaïla Kambi moo nekk nii sama wet Ismaïla Kambi jiite benn association bu tudd touche pas à ma sœur Ismaïla Kambi jàppale ñu bu baax a baax ci ñu dem gisante ak ay victimes de viol victimes de violence gis ñu tamit jàppale ñu aussi ñu jàkkaarloo ak ay parents de victimes wala ay proches de victimes Ismaïla ginnaaw bañ la jaajëfalee ci teew bi nga teewul suñu biir émission ñu bàyyi la nga nuyoog sénégalais yi. Bonsoir asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp samay co-débatteur ak samay maman yi fi nekk sama waa public bi toog fii maa ngi leen di gërëm di leen sant yow it Aïssatou Diop Fall ñu lay gërëm di la sant parce que aussi TFM moom macha allah dafa nekk benn télé boo xam ne télé askan bi la. parce que ça n'a pas été aussi benn chose aussi difficile. parce que suñu TFM woowee nañu dañoo bëgg ñu wane sénégalais yi li nga xam ne ñu ngi koy dund surtout nag violence sexuelle yi jëm ñuy exprime yi ñuy ki ni koy waxatee sax commettre à l'encontre des enfants mineurs duñu def dara lu nga xam ne lu dul ànd ak ñoom dugg ruq yi fa nga xam ne fa lañ ko fay defee ñu dem jëli fa ay témoignages ba pare aussi ci biir débat bi dinañ gën a gas xamal gars yi li nga xam ne ni mooy la réalité parce que moom ma bàyyi ci plateau bi. voilà Aïssatou donc jërëjëf Ismaïla dinañ ñëw ak yow ci reportage yi nga xam ne ànd nga ci ak rédaction bu télévision Futurs Médias nga dend ak koo xam ne tey moom i tamit mën nañu wax ne dafa toogal état ndaxte moom la réew mi dénk li ñu tuddee direction de la petite enfance muy ku xam moom i tamit àqu jigéen àqu xale àqu ndaw de manière générale di Ibra Diouf ñoko baay monsieur le directeur ñu nuyu la jaajëfal la ci sa teewaay ndax sa teewaay am na solo ndax di nga ñu jàppale ci ñu comprendre yenn yëf yi ak surtout lan mooy mën a nekk solution ci yooyu lay yëf ñu bàyyi la nga nuyoog sénégalais ak askan wi lay seetaan. jërëjëf Aïssatou directeur de la promotion des droits de l'enfant. c'est ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfant. maa ngi lay delloo nuyoo. di nuyu sa invité yi. ak téléspectateurs yi. waaye aussi di leen sargal ci journée 8 mars bi. ñu jagleel ko jigéenu àdduna bi yëpp. ma ci sargal jigéenu Afrique rawatina jigéenu Sénégal. waaye maa ngi lay remercier ci invitation bi. jërëjëf. ndaxte ñun nga ko defal
dañuy soxla di waxtaan de temps en temps ci ay thèmes yoo xam ne daf ñuy interpeller suñu société. jërëjëf. waaye Ibra Diouf Niokhobaye kooku syndicaliste la. man Niokhobaye Diouf la waaw sama turandoo la. merci sa turandoo la defe naa ni précision bi am na solo ndax que le syndicaliste la yow. fonctionnaire la nga waaw donc mu def si ak sotti si. ñu lay jërëjëfal monsieur Diouf nga den nag ak koo xam ne ci miim réew kenn dootu ko présenté rawatina ci Futurs Médias ndaxte sunu maman la sunu yaay la à plus d'un titre di yaa Seyda Fat Bintou Diop mu nekk kenn su ñun ñu prié ko fii nag ndax li ñuy def lépp lu ñuy yëngatu islam da ci am solo diina da ci am solo te moom itam dinañu jàppale ci ñu xam dëggantaan yenn ñaawteef yi doomu aadama di ko teg moroomu doomu aadamaam nawleem rawatina ñu koy teg ay tuut tànk rawatina ay jigéen naka lañ leen mën a ñaaxee ci ñooñu ñu koy def ñu xam ne li ñuy def baaxul naka la ñu mën jàppale tamit victimes yi ci prise en charge psychologique bi ak diine daal ban wàll la ci am looloo waral maman ñu invité la mais surtout nag yaay nga tamit te li ñuy def da la concerné maman ñu bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rawatina yow Aïssatou Diop Fall sama doom sama xarit nga nekk yow jigéen joo xam ne tey soo wootee ci journée 8 mars ku nekk war na la cee wuyu si ndax nag kuy wàlliyaan sa kër daa tëggul comme nag ñun journée bii moom lañu moom muy journée internationale de la femme ñu ciy wax lépp loo xam ne mooy suñu kéew di ci wax lépp loo xam ne moom la ñuy dund di ci wut ay solution pour lu jagal pénc loolu boo ñu si woowee dañ ciy sawar kon ñoo ngi lay jiital ci nuyoo bi teg ci nag suñu xarit yu baax yu rafet yi nga xam ne ku nekk si ñoom tey ñu ngi lay sargaal ci bésu jigéen ñi muy rawatina maître Nafissatou Diop nga xam ne moom mooy lépp jigéen ñi ci wàll gi mu yor soxna Marème Fall moom kenn dootu ko présenté di Sodo Bousso nag moom mooy xorom bi ak suñu ñaari doom yu góor yi ñu dendal wala suñu ay rakk ak public bu jekk bi nga xam ne macha allahu taala ñu ngi fi toog xam naa tey daal fii ci TFM 8 mars dara du fi des bay doy. jërëjëf maman jërëjëf sunu public bu am solo bi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo fu ne ci réew mi ñu si jaajëfal bu baax kàmm bi tamit ndaxte jël nañu am solo panel bu am solo ndax dajale na fi waa banlieue ñun fa ay nitu banlieue la ñu dajale fi dëgg-dëgg ay soxna yu am solo ñu bàyyi lépp ñoom itamit depuis 13h ñu ngi fi ñu leen di jéggalu ci xaar bi di leen gërëm tamit ci déplacement bi ma tourné sama ndeyjoor bokk na ci sama invité kii nag sama yaay la ndax sama turandoo yaay la sama collègue yaay la di yaayu Sénégal di maman Marième Fall ku ne maman Marième Fall sa xel dem ci association des sages-femmes d'État mu yàgg ko jiite ren nag léegi nag mu nekk présidente d'honneur ba ñu invité ko mu jàppale ñu moom itamit waxtaan ak ñun ci expérience am waxtaan ak ñun ci jigéen yi ñu doon nga nekk tout tànk ñu sàkku la yenn sàkku yi wala nu am nenn noo xam ne dañ la ko fàggaagalee mu waxtaan ak ñun daal ci yooyu yan jafe-jafe la indi ak yan njeexital lañ ci mën a xaar maman ñu jaajëfal la bàyyi la nga nuyu ak sénégalais yow itamit. merci sama doom Aïssatou ba ma la nuyoo sargal la sargal ñi ma toogandoo ñëpp ci plateau bi parce que ku ci nekk am nga cër ci waxtaan bi nga xam ni tey moom la ñuy waxtaane thème bi dafa nekk d'actualité que ñu wax ko ci 8 mars dafa nekk loo xam ni itam dafa am solo ndax dafay am njeexantal mais bala may door rek damay nuyu public bi fi toog public bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que ku woote ñu wuy si la da ngay kontaan man ma am mbégte ñaari yoon parce que tout simplement dama fi fekk Seyda di sama xarit di sama soppe ma fekk fi Maître Nafissatou fekk fi Sodo Bousso bi nga xam ni macha allah ba ñuy ànd ak léegi yàgg na waaye fekk fi ñoo xam ni itam peut-être xawuma leen woon mais maa ngi leen di doog a gis tey ñu waxtaan te xam naa ni la may def wala la sage-femme yi di def lëkkaloo na ak li nga xam ni ñoom la ñoo xeex ba tax na vraiment
comme nag viol moom dafa nekk loo xam ni dafa am impact te dañuy viol ci jigéen ñi dafa naa ni waxtaan bi moom dina war a neex wasalaam. jërëjëf maman nga dend nag ak koo xam ne nee naa mooy sama deuxième maman dafa naa àdduna bi yëpp xam nañu maître Nafissatou Diop Cissé di notaire di juriste di yaay aussi mais surtout di sama yaay man personnellement ndax sama yaay moo nangu mu nekk sama yaay la sama xarit la te lu mel nii suñ ko taxawalee sama xel day dal su ma gëstoo yem ci moom. sama xel day dal lool ndax daf may defal di ma encourager di ma gunge maître Nafissatou Diop Cissé Sénégal ñu ngi lay remercier de la déglu ci li nga xam ne moom lañ la prier muy loo xam bu baax ndax yaay nga aussi te yàgg nga suivre yi ni mel ma bàyyi la nga nuyoog Sénégalais yi lay seetaan. salaamaaleykum téléspectateurs yi maa ngi nuyu public bi toog ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuru aussi. plateau bi di la nuyu xam nga ne yow rek yaa ma mun indi tey plateau 8 mars ndax daf may fàttali sama xarit sama rak Adja Degen sama collaboration ak TFM nag Sénégal yëpp xam nañ ko tey xëy na su ma ñu bari xamee yow yaa tax ak TFM ñu ñaanal Degen ci bés bi yal na ko yàlla xare àjjana ndax lu diis la woon ci man sax ndax lii mooy sama deuxième 8 mars ak TFM maa ngi nuyu aussi ñi nekk ci plateau bi yëpp di ko commencé ci yaa Seyda sama rak sama xarit bu yàgg di nuyu tamit ñu dendal ndax nee nga ma kenn ki mooy toppatoo dafa am association di muy def ci lu baax ci loolu touchement avanceur yal na ko yàlla fay di nuyu aussi monsieur le directeur monsieur Diouf qui est un haut fonctionnaire de l'État di toppatoo aussi xale yi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay maa ngi nuyu sama sœur bi nga xam ne dend ak man yàgg naa ko suivre ay activités am à travers la presse télé ak rajo ndax sage-femme defe naa yéen liggéey bi ngeen di def liggéey bu am solo la ndax yéen ay jàppale jigéen yi kon nag maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu aussi sama rak sama xarit sama péete Adja Soda Bousso xaritu ñëpp nit ku baax en tout cas sa thème bi daal dafa ñëw à son heure parce que suñu développé ci biir dinañ xam ne temps yi chaque jour soo ubbee presse bi loolu ngay gis kon nag sa inspiration bi di la tax nga def lii wax dëgg yàlla lu baax la parce que lu ñu namoon la ndax ñu waxtaane ci ut ay solution kon nag maa ngi lay féliciter ci sa choix thème bi. jërëjëf maître nga dend nag bu baax a baax ak koo xam ne moom defe naa ni Pape Cheikh Diallo kese moomu ko Soda Bousso àddina la ndax chaque jour damay déglu ci télé yeeg rajo yi ku ne di wax la mu sekk ak moom ku ne naan sama mag la maa ko bëgg waaye kenn ëppalewu ma ci ndax moom xam na ne dama ko bëgg sama bopp dama ko bëggal sama bopp di ko wër di daal dama ko bëgg daal di ko ñëpp bëggee noonu laa ko bëggee te defe naa ni aw ma ci benn sago moom itamit mu nekkoon ci am solo ma prier ko saraxu ko sax daanaka presque jooy naa na ko magu jàmm foog nga ñëw ndax man say waxtaan dama koy suivre te loo wax am na solo sànq di ko yaa Seyda waxee xorom nga ci cin mënoo ñàkk ci bile débat rawatina nag ngay intellectuel ndax yow yemoo ci waaw voilà intellectuel la te yu mel nii dañuy soxla tamit Soda nga indil ñu ñun réew mi dëggantaan jigéen ñi profondément parce que yow yàgg nga dem ci ay xew yàgg nga xam nga daal jigéen ñi naka la ñuy dundee yenn métital yi te bu weesoo loolu yëpp nag man maa la bëggal sama bopp te lii Soda am nga ci wàll. yow tamit jërëjëf Aïssatou defe naa nag tey sama kàllaama du mën a sori ndax samay kilifa rek laa toogal ñoom samay référence lañ ñu ngi indi tey. bu ñuy seet di ko tubaab di waxee les femmes qui peuvent travailler sans relâche boo leen di seet ñu ngi nii les femmes battantes ñu ngi nii toog les idoles ñu ngi nii toog ñoom danoo baax rek ndax tey ñi nga dajale ñëpp sama xarit leen kii bu nu jaaxlee dañ koy fëggee bi ma ko fëggee léegi matul une semaine bu làmbaay nar a ñaaw kii laay dem seeti ji mu nit ku baax bi nga mi ci njaafaat yal na yàlla guddal fanam fexeel boppam ba doon avocat bu jigéen bi kii toog sama ndey Aïssatou Marème Fall chasse femme jàppale ñëpp
monsieur Diouf est là defe naa comme ni nga ko waxee ak suma Ismaïla Kambi Ismaïla tubaarkàlla ñu ngi ni toog yow nag Fall sunu lépp nga sunu xarit nga sunu wëlëre nga te booy def journée de la femme kenn du la ci génnee fi nga jaar macha allah référence nga fi nga jaar ci xale yi doon journaliste wàcce sa bopp def li nga fi def bari na kon yow itam suma référence nga dañ ni ñaan rek ñu tàmbale ci jàmm te li ñu dugg yàlla nañ ci am ndam ci darajey Seydina Mohamed xel yëpp dem nañ nag ci déggeen li maître wax dëgg la ndax kuy seet une grande dame boo gëstoo gis déggeen kuy seet nit kuy boole te feesoon del tubaarkàlla ak wóllëre ak tubaarkàlla fonkoon boppam fonk mbokkam fonk ay mbokki boppam kooku yàlla na suuf oyof ci kawam defe naa nag noonu rek lay nuyoo ba ci kanam ñu xuus waaw incha allah am na solo ñi si profité ñu tamit di rek ñaanal sunu yaay maman dégg ngeen foofu mu tëdd ndax wax dëgg yàlla plateau bi bu ma ko sañee def moom la moo ma njëkk a encouragé topp si jàpp si njagandu di insisté ba ñu bett ma forcé ma def ko daanaka te ba ma ko commencé léegi mu ngi doog dugg ci daanaka 5 ans yaa déggeen saa bu ñu ko defee rek daaw ba ma ko defee xale yu bëri ñoon jooy ne damaa indi kanamu yaa déggeen ndax tellement bëgg gi ma ko bëgg ndax lu moo tàmmoon wax ne xol li ci jiitu moo ciy mujj kon suñu xel du mës a dañ ci moom ñu koy fóon daal foofu mu ne ndax ku bëggoon lu baax la léegi nag mbokk yi bu ñu duggee ci biir xolu émission bi dañu tourné rek ci ki nga xam ne moom laa wax sànq ne moo ñu jàppale ñu am tuuti fond ci émission bi muy Ismaïla Kambi di président association Touche pas à ma sœur xëy na sénégalais yi mënuñu ko xam mais ñun ñu nekk ci presse bi xam nañ ne fan yii yëpp cas yu bëri yoo xam ne journaux yi ñu ngi koy bind ak médias yeeg yu mel noonu moom moo ko génneel ndax moo nekk premier partenaire presse bi te ku wax ak presse yaa ngi wax ak askan ndax presse mooy tasaare xibaar moom nag mu nekk personne ressource bu am solo ndax day ànd ak journalistes yi wan leen cas bi wan leen victimes yi wan leen parents de victimes yi journalistes mën a tas xibaar yi ndax bu ñu tasee xibaar yi yamuñu rek ci tas ko dañ koy tas pour tamit yee nit ñi dénoncer condamner ou tamit ay solution donc Ismaïla ci loolu lañ la gën a invité ñu bëgg aussi nga jàppale ñu comprendre yow mi nga xam ne yàgg nga gis cas yu mel noonu muy ay xale yu ndaw yoo xam ne dañ leen di violer ba pare faat seen bakkan yooyu lan nga ko mën a jàppee yow da nga mën a wax ne phénomène la wala boog dafay traduire benn dépravation merci wala daal ña koy def dañoo feebar pédophilie boobu lan la. merci Aïssatou balaa may sori dama bëggoon rappeler rek ne des fois violence ci wàllu boppam ignorance ak négligence mën na ko indi ignorance ak négligence mais su fekkee ni tey moom li muy wax yi nga xam ne dañ koy exercer ci mineurs yi en général soo jàppee bu baax violence sexuelle lay gën a ne violence sexuelle parce que dafa am ñetti xeetu violence am na les violences physiques am na les violences économiques am na les violences morales ou psychologiques je parle sous le contrôle de maître merci donc soo demee ci xale yi ndaw ñi en général bu dee violence économique loolu famille lay gën a laal mag ñi entre parenthèses mooy koo xam ne sa jëkkër xëy war fa joxe dépense joxe ko mu dem gis ci benn xale bu jigéen bu toog fii dafa ak moom noonu mais xale yi violence physique bi foofu la gën a nekkee mooy maanaam les violences sexuelles mais violence morale ak psychologique aussi am na ci xale ma jox leen benn exemple refus de paternité violence psychologique et morale la ci xale du violence physique de violence psychologique et morale la parce que da ngaa séq ak yaay ji jàpp ëmb nga daw ba ko fa exerce nga violence à 2 niveaux différents ci yaay ji ak ci doom ji nga ñëwaat donc tey pour ñëwaat encore ci sujet Aïssatou bi violence sexuelle yi ndax dépravation la ndax ay maniaque lañ man je dirais plutôt que ne ay prédateurs sexuels en quête de proie lañ. ils sont en chasse quoi. man maa la wax loolu. et qui sont laissés à eux-mêmes. c'est vrai sécurité suñ koy wax on peut pas se permettre jël alkaati benn alkaati teg ko sa buntu kër teg ko ci buntu kër directeur yaa oustaz et cetera wala présidente ak maître mais sécurité actuellement gis nga cas yi ngay wax nii y a un problème de sécurité fii
man su ma fi toogee man je dis li nga xam ne moo am y a un problème de sécurité actuellement dafa am psychose démb am na ko ma doon waxal mu ne ma dafa am Bargny dafa am ay xale yu góor yi fa dugg des personnes non identifiées maanaam dëkku ñu fa miinuñu leen muezzin bi wax xale yi wax waa dëkk koñ bi ku si nekk da nga dem jëli sa doom te yóbbu ko parce que am na ay xale yu góor yu fi dëkk te yu fi dugg te dëkkuñu si koñ bi. le cas bi nga xam ne moo amoon à Guédiawaye xale bi am 5 ans ñu jàpp ko violé ko dañ ko nax ànd naag moromam waa ji mi ngi toog fële di ko gis mu xam ne xale bi moo yor 100 francs mu woo ku góor ki jox ko 100 francs ne ko dama nga jëndi fataay ne kii taxawal xaar ko mu ñëw parce que ñoom ñaar ñëpp ñoo yem âge li may wax c'était dans la presse kay dem di jëndi fataaya mu xëcc kay dugal ko ci bâtiment violé ko bakka fa nit a doon sangu jékki-jékki dégg xale bi di yuuxu heureusement ki doon sangu parce que ba muy génn fekk ne nit ñaa ngi ci mbedd mi su fa nit ñi nekkul woon ñu ne ko yow ñu dem Petit Mbao Pikine juróom-ñetti at ñu violé ko rey ko dimanche bi passé loolu jigéen ñi la Touba moom yëg ngeen ko ak nag li gën a garaaw mooy Aïssatou li gaa yi xamul li ngay dégg nii c'est la face visible de l'iceberg. am na lu gën a xóot. am na ñu ndëppal ci dëkk yi ci kër yi. ah waaw moo wax la benn affaire. am na benn cas boo xam ne dañ ma koy indil xale bi bàyyi jiitle bi maanaam ki takk yaayam moo ko ëmbal yaay ji ne ko bul wax bul ŋàng parce que bëgguma sama sëy tas mu jël waaw mais présidente li mu la xee lu leer la suñu paree émission mu wax la fan la liñ doog ci télé la mu téye doomam moom bàyyi jiitle bi jox ko xaalis yu dem seeti pour def avortement waaw su ma génnee cas yi touche pas à ma sœur du jot yëpp émission bi day tëj jeex donc c'est pour dire Aïssatou l'heure est grave. Oui, très grave. L'heure est grave. Cette émission bi dafa ñëw à point nommé en toute sincérité et je voudrais que suy toogee fii di waxtaan lañ fiy tënk mu bañ a nekk un coup d'épée dans l'eau parce que toujours je dis depuis que le Sénégal est indépendant de 1960 ba 2018 bii ñu toog toujours séminaire rencontre rapport dugal ci tiroir yi point nit ñi di souffrir nit ñi di dee xale jigéen ñi ñu jàpp leen violer di leen rey toujours suñu waxee ñu ne ñu ngi séminaire de trouver ay solutions yan solution lañ trouvé directeur yan solution lañ trouvé le problème est là c'est un constat waxuma ko ñu ngi leen di violer ñu ngi leen di rey mais j'ai beaucoup de respect pour les marabouts j'ai beaucoup de respect man je suis musulman je suis né musulman de père et de mère jàng nag 144 sourates yi nekk ci alxuraan mais j'ai un problème quand su ma demee ba gis kiy jàngale alxuraan di tëddee ki muy jàngal y a un problème aussi di ko sodomiser vient des villes Sodome et Gomorrhe ñaar dëkk yooyu yàlla wëlbati woon ci Ancien Testament ba parce que affaire lan la woon affaire homosexualité la su ñuy tëddee ñi ñu war a jàngal te nee na ñoom ñooy jàngale alxuraan là y a problème il faut qu'on pose le débat sur la table ñu waxtaan ci. mais débat bi nee na parole bi ku ko bëgg a jël ku bëgg a jël parole jël mais débat bi mu tourné côté bi est-ce que kon sunu société bi moo yàqu moo tax ba fi mu ne jàngalekat ba di tëddee ka muy jàngal papa di tëddee doom yaay di ko nëppal donc lan la. waaw Aïssatou il faut que ñu wax ci affaire violence d'ordre sexuel d'abord violence d'ordre sexuel mooy maanaam viol mooy sëy ak nit ci bett ko walla ci def ko métit walla ci loo xam ne maanaam bett ko daal ci loo xam ne nit ki d'accordul yoon li mu def mooy def ay peine yi c'est de 5 à 10 ans 10 ans mooy su amee circonstance aggravante kon yoon prévoir ne loolu mais Aïssatou
li ma seetlu même en Europe viol yi bari na. C'est-à-dire que société bi moo yàqu. C'est la société qui est malade. Sénégal effectivement de plus en plus moom mu ngi def travail bu mucc ayib parce que même dénoncer bi c'est important parce que da ngay xëy man je me suis toujours posé la question d'ailleurs da ngay xëy presse bi on ne parle que de viol. C'est maintenant que je comprends mais li nekk ci suuf moo ëpp parce que Sénégal aussi dafa nekk dëkku sutura bi moo bari parce que li mu wax moo am nit ñi lu ci bari liy dem tribunal bariwul ndax lu bari dañ koy arranger en famille ndax viol bi lu ci bari ay doomu ndey la doomu ndijaay doomu bàjjen promiscuité bi ay mbokk dëkkuwaay yi dafa xat jigéen ñi dañu sànni seen doom yi dëkkuwaay bi xat donc ñu ci bari sax viol bi ci biir famille bi lay am te su biir famille bi amee sutura bi mooy bari donc lu bari tribunal mën nga sax porter plainte xam nga dëkk bi rek maam ñëw bàjjen ñëw masla bi bari donc wala yenn saa yi aussi ñu dàmp la nañu waxante dëgg lu ci bari aussi du dem tribunal parce que nit ki day proposer xaalis c'est la société sénégalaise qui est malade c'est la société sénégalaise moo bañ cas yu bari du nangu ñu di ko wax du nangu ñu di ko exposer yooyu nag il faut ñu duut ci suñu baaraam mënuñ ne fi mu nekk nii dañu masla ba kañ kon li mu wax vraiment lu dëgg bu mat sëkk la mais lu ci bari demul lu ci bari demul tribunal lu ci bari sutura bi moo bari lu ci bari nëbb bi moo bari masla bi moo bari wax dëgg yàlla lii moom li mu wax dëgg ju mat sëkk la mais dama leen bëgg a tegal benn élément boo xam ne dinañu permettre ñu illustrer li ñu nekk di wax nii élément bi Maymouna Ndiaye moo demoon dafa ji ko ànd ak Ismaïla Kambi mi ci benn famille boo xam ne ñoom dañoo sàkkul seeni ndaw ak tamit kenn koo xam ne xaritam bu jigéen la ñu jëfandikoo ci yu mel noonu Pape Samba wala xaw ma nag kan moo nekk ci régie ba Marie Gueye ngeen tegal ma élément muy mën a jaay boobu ma xool ko. naqar ak diis ba feeñ ci xar kanamam ñu sàcc doomam bu jigéen bu am juróomi at sàkku ko yëgul tinul lim ci xam rek mooy. moo fekk man dem sama kër yaay soxna si tamit moom dafa nekkoon si néegam ay vers timis yooyu ay vers 8 heures yooyu xale bi si buntu kër gi la nekkoon jël ko yóbbu ko à la suite si la loolu amee ñëw yaram bi yëpp nekk deret. ana ki def ñaawteef bi lu ñuy xaar ngir teg ko loxo xanaa ku ko gis. loolu moom amaguma si information. li ma dal ni tamit damay bëgg tam man tam mu yem fii waaw moo sañoon tamit day yem fii. parce que tey exemple tamit jël sa doom ba am 5 ans ma 5 ans am natt boo xam ne da koo dal te mënoo xam kenn koo xam ne moom moo am pour teg ko natt boobu xamagoo ko c'est un peu dire quoi mais dañuy boole lépp teg ko si loxo yàlla di ñaan tamit lii ma dal ni tey ni exemple jut ay matuwaay ba nga xam ne maanaam si réew mi Sénégal fii maanaam mu fi yem. ni Modou Mbaye Kumba Diop moom it xam na ki ñu sàkku li muy yëg. dafa amoon sama benn xarit bu ko dund. mu metti trop nag frère am moo ko daan def maanaam doomu baayam day bàyyi ba ñëpp a tëdd bu ñëpp a tëddee mu daal dee ñëw tànn ko ci biir yóbbu ko di dem di tuur ndox day sentir kanamam day tàng affaire boobu dafa nekk ci moom ba 7 heures yeewu na dem na douche parce que nelaw googu dafa manqué ci moom ba tey. gaaw a mer lenn rek la ci jafe-jafe yi viol mën a indil nit ki. am na ñu nga xam ni dañuy dem sax ba dañuy defe ni dañu leen a beddi ña ca des dañ fay jaaree suur góor. boo gis day am jigéen ngeen nekk ay waay léegi moo bokk ci ay confident am ñu mës a toog benn jour mu expliqué ma ne ma bi muy am 12 ans dañ ko defoon li di mel mu dem nag ba moom dafa ragal góor pour mu am sax far problème la parce que séquelles yi mu def ci moom day gaaw a tiit day énervé wu. adduna bi du ko safati dara. na ba noonu la amee jëkkër mais malheureusement pour elle après mariage bi mënul continuer. boo demee ca réewu tugal ya foofule dafa mel ni ñooñu ëpp chance ndax lu ci bari ci kaay yi dañu gunge nit ki ba mu àndaat ak xelam. wante fii ci Sénégal néew na ñu gis ku ñu sàkku ñu indiwaat ko ci société bi dafay mel ni dañu leen di beddi
masla ak nëpp-nëppal dem ba yàq lu bari. Maimouna Ndiaye moo def liggéey bi moom ak Abba Camara ñu koy jaajëfal maman gis nga reportage bi mooy illustré ñu doon wax sànq ba léegi. maa ngi remercier vraiment cette association. xam nga lu tax ndaxte dama yàgg ci système de santé bi te dañuy jot lu mel noonu budul benn du ñaar du ñett dañ ko daan jot mais saa soo waxee parents yi ne leen da ngeen war a porter plainte dañu ne naan ci koñ bi laa dëkk fi la sama doom nar a sëyi te bu fi sëyee dañu naan kii de buñ ko jébbalee nangam parce que waxoon nañ ñi jiiñoon nañ ko viol. bi ci des mooy nous sommes parfois dans des zones où c'est la pauvreté dañuy daal di jël ndàmpaay ci suuf jox xale bi leneen li ci des mooy la société est malade c'est vrai elle est malade te environnement bi tax que la société soit malade c'est un environnement multidimensionnel tey xale bu tuuti bu am 2 ans boo ko joxee sa portable mën na ci génne loo xam ne yow du la neex. Deuxièmement, ñun en tant que femme parfois problème de subsistance dina tax que ni duñu mën a surveiller suñu ay doom duñu leen mën a yee à temps te yee à temps bi dafa am solo il faut pas attendre l'âge de 5 ans xale yi léegi dañu yeewu ba tax na am na noo mën a waxee ak moom. beneen facteur bi c'est que en fait ce qu'on voit mooy benn kër ñetti jabar fukki doom ak juróom-ñett jigéen ñi ak góor ñi ñooy sëmbaxloo promiscuité boobu moom tam dina koy indi li ngay wax kenn du ci teggi lenn la société elle est malade la société est malade nit ñi nga xam ni dañu wéradi parce que ki wéradi du dof bi jël ay sagaram làmboo ko di dem ki wéradi mooy ki nga xam ni xelam may na ko xale boo xam ni am na 2 ans man gis naa ko sa maman était bonne fi mu nekk bon ndekete saa su demee rek am na kuy tëdde xale bu am 2 ans je parle avec des témoins c'était à Le Dantec gis nga xale bi yaayam ba muy xam ni ñu ngi ko doon tëddee c'est parce que tout simplement elle avait déjà une déformation bu tëddee ci kaw lal bi rek day def nii donc 2 ans 5 ans 2 ans mais d'autres viols que j'ai vu une personne bu luyee si kër gu ma xam xale bi weex di jooy liir xale bu góor bi luyee ci wet gi suy jooy rek mu fab ko bu ko fabee bu dellu see rek xale bi day nelaw yaay ji féex ba dee laajtewul lu tax xale bi di nelaw ngeen jéggal ma ci wax ji ndekete yoo xale bu góor bi bu duggee ak moom ci biir néeg bi daf koy jox affaire am ba comme biberon ba jouir alors l'enfant est enivré elle dort alors papa moo ni man nag mënumaa jur sama doom yow ngay yaayam te doom ji chaque fois buy jooy buñ koy ndax du noppi te kii bu ko naxee mu noppi muy investiguer ba benn bés mu jël ko dugal ko ci néeg bi rek papa ja fekk ka fa fekk muy def loolu xaw na koo rey donc je pense que c'est des maniaques sexuels c'est ça ay maniaques sexuels parce que dans le développement de l'être humain dafa am benn affaire bu am solo su fekkee xale bi mu ngi formé wu da ngeen di gis nit ñu ne kii dafa bëgg lekk kii dafa bëgg sexe kii dara safu ko loolu mu ngi am ci formation wu nit ki mais formation wu nit ki c'est complété par l'environnement maanaam nañu koy yare su bëggee lekk c'est le moindre mal mais su fekkente ni dafa virer ci sexe là vraiment il devient un danger la personne devient un danger pour la société mooy traumatisme yi léegi nag peut-être man foofu laa yem en attendant ñuy wax nag les conséquences yi nga xam ne ñun gis nañ ko ndax xale bi et puis am na leneen yaa ngi wax sodomisé am na couple boo xam ne noonu la tase polyclinique fii
yaay ji da koy raxas 5 ans gis ci ginnaawam lu mu warul gis mu indi ko ñu xool ko ndekete dafa am ay crête de coq. Crête de coq benn maladie sexuellement transmissible la boo xam ne dafay mel na ganaar li nekk ci kawam fii mais li koy joxe mooy sexuellement ndekete c'était le neveu de son père. au lieu mu tëdd ak moom ci kanam. muy tëdd ak moom ci ginnaaw pendant des mois et des. mais yaay ja ba mu ko waxee borom kër ga def ko ni da nga bëgg tas samay mbokk. da ngay génn ci kër gi. donc cas yi nga wax nous on en a vu. waaye ñun amuñu woon force peut-être. boo xam ni force de frappe la. pour mën a intervenir. donc le problème est là. Comment résoudre le problème? Quelles sont les conditions par lesquelles on va résoudre le problème? Quelles sont les conséquences de ce problème? suñu demee daan ci waxtaan ak léegi mooy prochain tour de table mais monsieur Diatta bala maa ñëw si yow parce que yow moom dañu yow sollicité nañu la bu baax maman yaa Seyda dégg nga léegi nii sunu tour de table bi njëkk a def ak bi weesu ak li nga xam ne mooy li ñu may mën a njaay indil ci reportage diine fan la mën a intervenir ci conscientisation nit ñi. jërëjëf soxna Aïssatou man daanaka sama xol dafa sori torop parce que dafa am yoo xam ne boo koy dégg danga naan ndax ay nit la bi yàlla waxee ne dama bind nit ba pare teral ko waaye bi mu waxee loolu tamit am na fu mu waxee ne laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim suma radadnahu ila asfala safilin mu ne dama bind nit teral ko mais nit wàcce na boppam bañ bàyyi ma tane ko xam nga ñooñu sooy seet bàyyi ma moo leen tane te gis nga soxna Aïssatou yàlla bi mu ñu bindee dafa am lu mu ñu sant am lu mu ñu tere comme nag moom moo defar produit bi mu ko defaree boole ci notice boobu mu ñu jox ñu jël ko def ko ay meuble jël ko def ko ay takk ak ay diwook ay naan moo tax demuñu fenn parce que notice bi ñu yàlla jox bi mu bindee doomu aadama mooy alquranul karim te lii nga xam ne Ismaïla wax na ko xam ngeen ne dëppoowul ak diine li nga xam ne soxna Marème wax na ko dëppoowul ak diine ndax maître da ngay gis ne yàlla borom bi subhanahu wa taala rawatina ñun fii Sénégal ci suñu coutume mu dëkk violence dafa yàgg ànd ak suñu aada rawatina ñun jigéen parce que sax dëgg la xeeñ na lii lu bees la ci ni média yi tasaaroo waaye lu fi mës a am la musu fee jóg ndax violence weesuwul jigéen Sénégal dañ ko mës a teg coono dañ ko mës a mitital koo xam ne boo nee tupp juddu ñu wut puso bënn boo ci tegee fan ñu wut lañ set jongal boo ci tegee ay fan ñu wëlbatiku jébbale boo jógee ci jébbale ga ñu wëlbatiku nga dugg ci grossesse dugg ci mat dugg ci loolu di continuer dëgg naan jigéenu sénégalaise daanaka moom ak violence yi nga xam ne xam nga yow wax nga fi ay façon verbal bi moo gën a doyatiwaat nga xam ne kàddu yoo xam ne dinañ la ko wax à vie dalay topp yàgg sa famille góor dina ko teg jigéen jigéen ak jigéen itam dinañ ko tegante en général yooyu nag mooy dem ba environnement bi ak société bi dem ba nga xam ne fàtte nañu lépp lu baaxoon ana jikko yi ana yar yi ana seexlu ana jël sa njaboot aar leen boo seetee itam aaratuñu njaboot gi ndax njaboot goo xam ne da nga leen a jur sànni leen ci biti njaboot gi nga xam ne da nga jël jaxase lu warul bokk ci benn kër ndax boo seetee li waroon a bokk ci kër boo leen ci boole woon kon kenn du yegg ca gune ga ba di ko def yenn defin yi ci ni lislaam tërale kon da ngay gis ne soxna Aïssatou lii xew nag ci Sénégal fi mu nekk dafa bëgg a ëpp loxo te Ismaïla wax na ko sànq ba am lu mu cité ne bu dee ne dañoo dem ba jàngalekat ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaaroon si ñoom diine ñu koy def ma di la wax ne gis nga loolu nekkul rek si jàngalekatu diine yi jàngalekatu tubaab yeeg jàngalekatu ñeneen ñeeg papa yi ci biir kër gi nijaay yi si biir kër gi parce que yàlla bi mu bindee doomu aadama dafa am ay garde-fou yu mu teg si njaboot
am jigéen fu mu ne fii la yem xoolal sax Ismaïla ñaari xale yi bokk ndey ak baay suñu amee 10 ans yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne wa farriquhum fil madaji bu ñu bokk tëruwaay wala bu ñu bokkee sax tëruwaay ku nekk nañ la sàng sa mbàjju bopp bu ñu bokk càngaay kon xam nga l'islam moom suñ ci basé woon Aysatu kon lii tey am du am ci kaw suuf kon li ñuy def léegi mooy ndax léegi soxna Marème dañuy toog rek ne àdduna tukki na su ndox tuuroo an bàq amul njëriñ xam nga lan mooy am njëriñ mooy nañu rootiwaat bi mooy lan nañu delluwaat ci éducation islamique yar ci njaboot gi yar ci suñu bopp ba ku nekk li nga war a seexlu nga seexlu ko man defe naa ne loolu moo manqué ci àdduna am na solo bala maa ñëw nag ci benn élément boo xam ne Fatou Bintou Konté moo ko defaroon bëggoon naa dégg tuuti monsieur le directeur monsieur Diouf ndaxte ni ma ko waxee dafa am pàcc bu am solo boo am ci émission muy wàllu état gis nga sànq reportage yu Maymouna Ndiaye bi te askan bu li ma tam loolu la ñu xalaat mooy durcissement wu yenn daan yi ñu war a teg ñuy def ñaawteef boobu ma bëggoon nga wax sénégalais yi ana lan la nguur gi teg pour teg ci comme daan ci ñiy def lii pour sax wàññi bu dee mënaguñu éviter li nga xam ne mooy violence sexuelle yi ñuy teg xale yu jigéen yu ndaw yi. jërëjëf maa ngi rafetlu li nga xam ne moom la sama naataango yi wax fii léegi di ko méttitlu waaye tamit avant ñuy ñëw foofu comme ni ko Ismaïla waxoon léegi di demander yan solution defe naa ne il faut ñu delluwaat li maître wax léegi ak soxna madame la présidente ñu ne suñu société bi c'est une société qui est malade waaye il faut que ñu delluwaat def introspection suñu biir xool ñun naka la ñuy dundee ban modèle de société la ñu am ak xale ban place la am ci biir société boobu ndax soo xoolee tey ji xale ci biir kër nañ ko war a aaree sàmm ko yor ko li président wax léegi la promiscuité maanaam ñu ngi vivre ci benn société boo xam ne xale dañ ko néewal doole même ci négligence soo xoolee suñ ko dóoree sax dañuy yaakaar ne dóor boobu dafa bokk ci xale ni muy war a dundee parce que dañ ko war a dóor ndax yar mu nekk benn modèle de violence boo xam ne ñu ngi koy teg ci kaw xale bi yaay yi ci boppam yàkkamti na yeewu ba xale yi ñu évacuer leen ci kër gi comme si xale yi dañ doon gêné te bokkuñu ci kër gi bala ñoo dem ba ne xale bi ci kër gi la bokk rek heure lekk day jot diggante ba muy génn ci kër ga la mu fay def ci mbedd bi na mu fay nekk ba muy dellu si waat kenn du laaj ci sax xale bu lan la nekkoon ci mbedd bi leneen li mooy même ci togg bi tey jii borom kër su joxee soxnaam dépense mu dem marché la muy togg est-ce que ñu ngi siy sóoraale xale bi léeg-léeg ay ñam yu saf kaan dañ naan saful kaane dafa lewet ak yu ma xamul comme si xale bi bokkul ci njaboot gi ñu jógee foofu dem ci mbedd bi dafa am ñaari cadre de protection premier cadre bi mooy kër gi deuxième cadre bi mooy mbedd mi naka la ñuy dundee suñu biir ci biir koñ yi kenn ku ne sañoo sa doomu morom nga laal ko léeg-léeg sax da nga koy yónni du dem walla doo ko sañ a yónni xale boobu la muy def yow ça ne t'intéresse pas si lu mu ñaaw am na ay waajur yoo xam ne dañuy romb seen doomu dëkkandoo muy def loo xam ne seen doom su ko doon def ñu taxaw si mais duñ ko dénoncer nga ñëw si biir koñ bi les rapports sont dépersonnalisés maanaam nañ doon dundee si cosaan ak suñuy aada ak solidarité bi am dañ ko rompre da nga gis benn xale bu góor ñëw taxaw si bopp koñ bi toute la journée waa koñ bi yëpp di ko romb dëkkul si koñ bi mais kenn du ko interpeller parce que kenn ku ne sa bopp si biir koñ bi wala si biir kër yi am na ñoo xam ne ay drogué lañu am na ñoo xam ne dañoo violent am na ñoo xam ne ay déficient mental lañu waa kër gi xam ko ñu leen di menacer chaque jour dañuy xëy yor paaka menacer waa kër gi yëpp wala di dal seen kaw kenn du wax dara ba jëyi am ñu soog a ne kii kat dafa doon tux yàmba wala chaque jour dafa doon tëkku ay waajuram
te pourtant am na ay numéro vert yu fi nekk gendarmerie mu ngi fi police mu ngi fi yenn centre yaa ngi fi soo wootee ñu jël si xale bi yóbbu ko foofu wala ñu intervenir si ko nga xam ne danger la pour ñëw sa question bi mooy état bi lépp loo xam ne amu si connaissance wala saisiruñ ko du si mën a agir. mais ci wàllu loi. mais dañu teg benn cadre légal boo xam ne tey jii soo xoolee question de viol bu njëkk ba ay 3-4 ans la woon mais je parle sous le contrôle de maître léegi 10 ans imprescriptible dañ ko criminaliser léegi dañoo xeex ak parlementaires yi depuis 2003-2004 ba dugal ko si code pénal code de procédure pénale ba léegi ku violer xale moins de 13 ans 10 ans da nga koy tëdd amul sax ñu koy wàññi kenn du ko négocier donc lépp loo xam ne tey jii mu ngi protéger xale bi di ko aar di ko yiir nguur gi teg na ko ni Ismaïla waxee léegi mënuñu kër gu nekk ñu def fa benn travailleur social wala benn policier di ko surveiller te violence dafa bokk si loo xam ne si suñu société la mais société àddina bi yëpp violence dañu àdduna dafa ànd ak violence li Olof Njaay naan coono dafa yàgg si àdduna ak métier dafa yàgg si àdduna mais violence boobu su fekkee ne dañ koy manifester waajur si boppam c'est responsabilité am mooy mu aar xale boobu si violence naka la mën a aaree si violence dès l'instant que xale bi biir kër gi daf koy protéger d'abord contre boppam parce que xale bi mun na gaañ boppam protéger ko contre ay magam wala ay rakam waaye tamit protéger contre moom si boppam moom mi nga xam ne mooy waajur xale bi nguur gi li mu mun mooy suñu génnee si cadre boobu la nga xam ne moo nekk si mbedd bi te mu mun ko yëg ñu teg si loxo waaye la ñu yëgul tamit wax dëgg yàlla defe naa ne communauté bi war nañu mu ànd responsabilité ba jël seen rôle. d'accord léegi ma ñëwaat tuuti rek ci yow monsieur le directeur mais dañuy ànd ñu dem xooli ji ba tey benn reportage boo xam ne Fatou Bintou Konté moo ko def ba tey dafa dugg ci li nga wax sànq ne ñiy taxaw ci bopp koñ yeeg ñoom responsabilité parentale école bi tamit am na ci solo ndax dañuy seetlu ne très souvent xale yi nga xam ne dañ leen di sàkku yu mel noonu day fekk ñu yónni leen ci boutique ba wala ñu jàngi wàcc au lieu que ñu àgg kër ga mu am nu mu demee léegi nag Fatou Bintou Konté dafa demoon xooli ji école yi ñoom tamit naka la ñuy fagaroo naka la ñuy fàggoo pour aar xale yi ñu ànd seetaan ko. Si on n'entre pas à la maison, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te blesser ou bien quelqu'un va arrêter la voiture qui va te dire de. Si quelqu'un arrête la voiture et te dit de monter, est-ce que tu vas monter? Non. Pourquoi tu ne dois pas monter? Il va bien. Très bien, on applaudit ça. Mais quand on descend à 2 heures, qu'est-ce qu'on fait? On va directement à la maison. mu di leçon wala dankaafu boo xam ne ndongo yi ñoom jàpp nañ ko bu baax ci seen bopp. léegi suñuy wàccee dañoo war a dem ñibbi. léegi sàcckat yi léegi dañoo bëri ci dëkk bi. xale yoo xam ne dañ leen di kidnappé mbaa ñu rey leen wala sax ñu violé leen jamono ji moom la ñuy nemmeeku lu bari fii ci Sénégal maanaam Ndakaaru sax te nag loolu seetlu googu nag ñi koy seetlu jàpp nañu ne chaque fois bu élection di jot si rek lii dañ ko fi faral di gis. yàgg naa dund approche élection yàgg naa dund élection mais li ma seetlu mooy li ci ëpp mooy su élection di jege si ñu dégg. jàpp nañ xale fii violé nañ xale fële rey nañ xale fële wala yóbbu nañu cër ci xale fële yooyu yëpp su ma ko gisee ni mu tegaloo ak ni mu baree ci jege élection yi jegeyantoo dama naan lii kat mënu ma ko booleeg élection yi. moom directeur d'école bi nag jàpp na ni fi mu toll nii ñëpp ñoo ci war a dugal seen loxo sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñooy ndongo yi moo di méthode boo xam ne jamono ji moom mooy li gën ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy établissement scolaire yi nguur gi joxu leen benn moyen boo xam ne dinañu mën a protéger xale yi léegi. ñun liñ ci jëkk a jiital mooy dañuy waxtaan ak xale yi nga xam ne ñoo ñu gën a jege mais jiitu école bi di maître yi nekk élèves ci biir classe yi ndax waxtaan maître ak élève keneen xaju ci moo tax ñuy ñaan waajur yi ca kër ga nañ ñu gën a waxtaan ak xale yi soxla nañ ko xale yi soxla nañ ko ñoom soxla nañ ko ñu waxtaan lañu xale wan leen ni
am na loo xam ne mën nañ koo moytu. fi mu toll nii danger baa ngi fii ndax gis sa doom mu xëy disparaître nekk na loo xam ne jamono ji ab njàqare wala tiis gu metti la ci waajur yi ba tax ni faaw nag li nga xam ne moom la ñuy wax vigilance ci xale yi ñu kon koy yokk. Fabitou Konté bu rédaction TFM jërëjëf sama mag ji Sodo Bousso gis nga reportage bi dégg nga discours yi nga xam ne jàll na fi mu ne li nekk kese parce que ku déglu monsieur Diouf li mu waxee dafa bëgg a wax ne buñ jël lépp sëf ko état bi mu mel ne tamit parents yi dafa am foo xam ne dañ fa démissionné wee dafa am foo xam ne dañ fi bàyyi seen loxo ci sa xalaat ana lan la parents yi war a def ba yee xale yi man su ma fàttalikoo ba ñu gën a nekk xale ñun ñii bu la say takkalee jaaroo la mu oor la naan ku la woo ne la kaay may la tàng takk sa ku la kaay may takk pour tekki sa lam dawal wala nga yuuxu est-ce que yu mel noonu façon yu mel noonu bi nga ko defaatee ci yu mel nii lu tax ba yee xale yi pour mën a ràññee prédateurs yi ba nga xam ne ku ko wax yéen tonton saay-saay ñu mën leen a ràññee. merci Aïssatou defe naa tam gis naa léegi éléments yi choqué naa sa fi ma toog ndax yaram daw na ci lii mais lépp damay jiite rek Aïssatou éducation lu am solo la bari na ñu bari ñoo xam ne ñaareel bi bu éducation rate rek mu indi ñàkk comportement yu doy waar yi xam nga bu njëkk ba boo seetloo tam viol de xamaa ne fekke woonu jamono maam ya waaye defe naa xawoon na néew que jamono ji parce que nag bari na yu bari xam nga cosaan buñ ko bàyyee yu bari def fi jóg muy dañ ci njëkkee comme tey boo juddoo sa yaay wax la li nga war a def sa tonton diw buñ la woowee bul dem buñ la joxee lekk bañal suñ la wax bëgg a tekki sa lam yuuxul yamal fii nga war a yam xam nga loolu dafa am solo te ñun ñi sunu jamono ji toll nañ tombé nañ jamono ju am fit dama jëlee la sa ndëgam xale yi waaye mag ñi rek soo mutuw rek dara dugg ci loo xam ne rek lu doy waar lay doon defe naa nag dañu ci jiital éducation lu am solo ñaareel bi nag naka la nit di nekkee mën a def lii tiim sa moroomu doom bu am 2 ans 4 ans 5 ans te sa yaram dawul loolu jar naa laaj ñi koy def mais lan moo leen dal ba nu def ko te duñ ci rendre compte ni lii lañu war a def ko nii xale yu ndaw yi ni ñu leen def nii 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans nga xam ne nag ay setu sentiment bu dañee ci nit dara desitu ci ndax nit bu am sentiment boo naree def dara ci lu ñaawteef boobu soo xoolee sa sentiment rek dina la aider ba doo ko def moo tax sentiment dafa am solo ci nit pour am comportement bu baax sentiment dafa bokk ci nit ndax boo laabiree lu bari nekk loolu viol ñu nekk rek a koy def rawatina nag fan yi dafa ëpp viol rey viol ba pare doyul ñu rey te loolu ñun moomuñu ko Seyda wax na ko fii dëkk boo xam ne boo na Sénégal ñu tudd Serigne Bamba boo na Sénégal ñu tudd Cheikh Omar Foutiyou boo na Sénégal ñu tudd Cheikh al Islam ak ñu baax ñooñu fi nekk ñoom maam Maodo ak ñu baax ñi kon nañ def tout pour lutter pour daal viol génn ci réew mi ndax nag yayoowuñu ko te moomuñu ko te bokkul nag ci sunu réew ndax lu am lu ñaaw nag mi ngi noonu te vraiment ñëppay choqué ci ku jur doom ak ku jurul doom yëpp dañuy am sentiment boo xam ne ak ni doomu jàmbur jur ko ni mu méttee yemuñu ci viol léegi dañuy viol di rendi te loolu nag buñ ko bayal am na loo xam ne directeur wax na dëgg état mais mënul lépp déedéet état mënul lépp da ngay toog ci bunt ci koñ yi gis tubaarkàlla xale yu góor yi xam nga léegi boo maccee ay nen tuuti sa xel du fi ne nen boo ko maccee sa xel du fi ne kooku lu dul viol mën nga ko def. kii dama ko bëgg public bi la gën a bëgg may fàttali nag may waa Ismaïla. man quand yéen su ngeen di wax je crois que il faut que ñu dépassionner débat bi li ñuy wax dafa grave su ñuy wax nañ bàyyi di wax ci éducation yar soxna si yow xale bu am 8 ans génn 11h la génn buntu këram dem ci boutique ba di jënd ñu jàpp ko violé ko rey ko kooku warul génn këram question laa la posé dafa war a génn këram wala warul génn këram ndax ñi fiy toog ni yor seen di njaboot ba si Aïssatou mi yaa Seyda présidente maître
ndax ñoom dañoo war a jàpp seen doom yëpp ligoté dugal ci biir kër bi kenn du génn. parce qu'il y a des violeurs ci mbedd bi. la solution mooy que l'État fasse son travail. c'est ça la solution. man dama ni c'est moi qui l'ai demandé dama ni nañu criminaliser les viols exercés à l'endroit des enfants âgés de 0 à 5 ans. loolu laa wax. non excusez-moi directeur loolu amul. excusez-moi je vous en prie directeur li am on a maximalisé les peines. kii koo xam ne da ngay violer xale bu am 0 ba 13 ans 10 ans la prison ferme. loolu la loi bi wax. criminaliser la wax maanaam ku ñu jàpp. comme ku rey nit ni ñuy tëjee perpétuité. ku fi violer te xale bu am 0 ba 5 ans ñu tëj la perpétuité. loolu moo koy jeexal mbir góom soo koy faj da nga koy faj benn yoon mu jeex. pour jël tuuti si li Sayda waxoon sànq effectivement jàngalekat yëpp la école yi soo demee ci école yi xale bi mi ngi dem ci école bi mu war a jàkkaarloog enseignant bi jàkkaarloog gardien école bi jàkkaarloog les prédateurs yi rôdent autour de l'école. fii lañ demoon fii palais de justice fii benn xale boo xam ne 12 ans la am di jàngi chaque jour di guddee wàcc papam xamu ko woon papam daa xëy bés rek wàcc ñu ne ko ana diw mu ne diw de léegi 18 heures lay wàcc mu ne mënul nekk mu dem école am waaye école bi ne ko sa doom ji ça fait 4 jours jàng siwul waaw nekkate xale bi dafa yoroon seen bidon yooyu CM2 lay def suñ kii day dem ci waa ji di ko rootal ndox léegi waa ji di ko chantage loolu ne ko léegi soo bëggee ma lay rootal ndox soo ñëwee da ngay tëdd fii waa ji di yegg ci kawam ndax loolu problème éducation la ndax loolu problème responsabilité parentale la fan la ci problème de responsabilité parentale la ci ne mais am na si loo xam ne jàngalekat bi la ñaata jàngalekat ñoo fi yor ay élèves di def ay cours de rattrapage mais ma ngeen bàyyi ci xalaat seen doom yi ngeen yóbbu ñu def cours de rattrapage moi je vous dis la vérité telle qu'elle est xale yi def defi cours de rattrapage de 16h à 20h ñu ngi leen di def yu kenn xamul ci biir école yi soo demee ci ñiy def centre conseil ado yi planification familiale dama nga laaj leen xale yi am 15 ans 17 ans ñooy def planification familiale te bëri si ñoo xam ne leur maman sont au courant. léegi Ismaël li nga wax Ismaël am na solo. mais Aïssatou ci monsieur la ne xale bu am 8 ans da dafa am na nag heure yoo xam ne war na am ku ko bunge. waaw loolu c'est important. c'est très important voilà xale bu am 8 ans am na heure boo xam ne moom warut dem rek moom rek ci à la boutique war na am ku ko jàppale. tubarkalla ci éducation bu baax. damay préciser non. monsieur da nga wax sa yëf ñun itam foog ñu wax suñuy xalaat tant que jamono ji léegi wóorul te réew mi dafa jaxasoo bu njëkk ba xale bu dara amul woon ci réew mi te réew mi jaxasoowul woon sañ nga yónni sax sa doom ay heure bu ko neex waaye réew mi dafa jaxasoo boo xam ne 10 heures ci guddi sax 10 heures mais bëccëg gi dara wóorul xale bu am 8 ans rek li gën a wóor rek tant que réew mi dafa jaxasoo mu am rek ku ko bunge looloo gën a wóor. du si wàññi dara du wàññi dara non monsieur Deta xam nga yow moom la interview dafa bëri moo tax yow yaay bu njee wax yow yaay bu njee bàyyi ñuy wax pare ñu dal sa kaw waaw métti na fi. waaw Ismaël je sais que da nga remonté parce que da nga gis cas yu bari da nga gis cas yu bari. waaw c'est vrai mais éducation dafa am importance. dama déglu keroog rajo bi benn collègue ay surtout naan jigéen yi seen jëkkër yi la ñu sàmm mais sàmmuñ seen doom yi. loolu dafa am. jigéen boo xam ne jëkkëram day fiire jëkkëram di toppatoo jëkkëram mais seen doom yi c'est-à-dire que c'est vrai que y a des malades am na ay malades mais jigéen ñi aussi je pense que quelquefois dañu am na un peu de laxisme parce que xale bu am 5 ans 6 ans nga toog na yaa ngi taal añ xamoo xale bi fan la nekk di taxawàllu wala xale bi nga war ko on ne sait jamais malade dafa am xale bi nga war koo solal tubéy nga bàyyi ko mu dem noonu mu def noonu tamit xam nga am na ñoo xam ne dañu feebar ay malade lañ da ngay gis xale yu jigéen yu am ay 5 ans 6 ans duñ leen ordre duñ leen def dara c'est important et puis dafa am beneen facteur aussi boo xam ne dama ko seetlu Sénégal sexe bi dafa am culture de sexe parce que film yi ñuy seetaan film indo yi ñuy seetaan xale bu ndaw seetlu leen rek da leen seetaan film ak xale bu ndaw 3 ans su gisee góor ak jigéen di fóonante day taf boobu bët yi di ree c'est-à-dire que film yi ñu jox xale yi tamit dañ ko banaliser film yi banaliser fóonante banaliser sexe c'est-à-dire que éducation aussi dafa important
c'est vrai qu'il y a des malades dans toutes les sociétés en Europe, au Sénégal, mais aussi il y a un peu éducation bi bokk na ci. jigéen ñi amatuñ jot toog wax seen doom. doo am doom bu jigéen wax ko ne yow tey soo la yàlla mayee jëkkër war nga sàmm sa bopp ba sa jëkkër naw la. loolu tamit amatul. ñoom taluñ dara wujje ak promiscuité bi. sàmmatuñ seen doom yi seen jëkkër yi la ñu sàmm. c'est aussi simple que ça. loolu aussi c'est important. parce que xool il nous reste moins de 10 minutes. léegi maman xam fa laa la bëggoon dégg mooy. lu am solo sànq junj nga ko mooy ci conséquences yi man dama gis ne am na ay victimes de viol bien même de violence xale yu jigéen ñi ñoo xam ne comme xale yu am 5 ans 6 ans dafay jouer plus tard seen vie d'adulte dafa am ñoo xam ne nii ci ay wàllu relation ni ñu ko mën a waxee ci rafet ci wàllu yëg-yëg yenn bànneex yi ci wàllu sëy duñ ko yëg parce que tellement dañuy dégoûté ci yenn ñaawteef yi ñu am ak ñoo xam ne pratiquement dañuy nekk en dépression tout le temps donc yooyu tamit ay xeetu conséquences yoo xamante ni dafay dal xale yu am xale yu am yooyu te ñun fii prise en charge bi mooy des côté psychologie côté yu bare ci mim réew foofu loo fa xalaat. tout à fait jërëjëf mais damay remercier Seyda parce que quand même tout tourne autour de l'éducation. L'éducation religieuse. L'éducation quel que soit le type d'éducation. lépp daal loolu lay tourner. État day def lu mu mën a def. mais il faut que ñu dellu au niveau des racines. baal ma 2 secondes xam naa 10 minutes moo dese mais dafa wax léegi lu am solo. xam nga jigéen ñi dañ naan sama jëkkër su ñëwee lii ak lii laa koy defal dugg na fii génn fii. ils ne sont préoccupés pas par le plaisir de leur mari. la plupart du temps actuellement mais c'est vrai. mais xale yi xoolal rek temps biñ nekkee xaleel. ñemewoo nit ne la man nopp naa la si koñ bi. déedéet. yaa ngi may dégg. góor ki itam ñemewul woon di fóon ku jigéen. du dëgg ba ñooy am xaw ma ñaata at. mais pourquoi cette éducation ne reviendrait pas parce que tout simplement aussi il y a la famille nucléaire. papa yaay doom. papa yaay bu ñuy liggéey il faut que maam nekk fa. il faut que bàjjen nekk fa pour mën a continuer l'éducation. loolu itam c'est un problème. léegi bu ñu demee ci conséquences yi. xam nga c'est un phénomène de société grave. ñaari conséquences moo am. les conséquences physiques. maanaam yaram bi ak les conséquences psychiques. ci conséquences physiques yi liñ ci gis mooy lenn xale bi buñ ko effleurer daañu ko xotti jéggal leen ma man samay wax day xaw a direct daañ ko xotti léeg-léeg xotti boo xam ni même soo ko ñawaatee xale bi dina am lu des. ci conséquences yooyu dina nekk aussi xale boo xam ni soit mu ñeme góor rek di dem. waaw. am déet. di dem rek. dëgg la. fuñ ko ëlbatiku rek tëddee ka jéggal leen ma. soit mu nekk koo xam ni. dafay tëju. bu tëjoo. psychologiquement dafay am lu ñu tuddee disparaining. maanaam pour góor pénétrer ka sax dootul yombati. parce que day dem ba développer ce qu'on appelle le vaginisme. vaginisme mooy lan sëyukaayam day dem ba nga xam ni saa su xamee mu ngi nekk en contact ak góor day mel na lu tëju te loolu dina ko indil beneen conséquence mooy lan hormones yi nga xam ni moom la war a sécréter moom ku jigéen ki sax pour war a mën a am doom dafay perturber donc dama xalaat ne loolu c'est très 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 important sur le plan psychique. Sur le plan physique xale boobu nga xam ni dafa dem ñu yàq ko waaye fort heureusement saay-saay yi léegi tonton saay-saay dañu xam ne ñuy def duñ ko defati de façon brutale et c'est dommage pour les enfants parce que buñ ko doon def de façon brutale au moins xale bi du nëbbu yaayam. dëgg la. mais dañu am ay manières yu ñuy def yoo xam ni petit à petit jusqu'à ce que am déet surtout boobu dëgg la c'est vrai petit à petit xale bi foog et puis xale bi dama lay rey boo ko waxee. pourquoi xale bi di ko ragal. di ko bañ a wax. xale bi daf ko war a wax parce que tout simplement sama diggante wala suñu diggante ñun yaay yi ak xale yi amul complicité. bu amoon complicité bi war. xale bi buñ ko xuree ci mbedd mi sax bu ñëwee dina ko wax. te conséquences yooyu nag dafay dem ba ci accouchement.
su fekkente ni ku nu traumatisé la bu demee ba accouchement ba dina jafe-jafe goo xam ni yow mi nga xam ne yaa koy assister da ngay waaj a sax jooy ndax tellement dafay metti donc yooyu conséquence lañ ci am ma xalaat ne am na yeneen ak yeneen yoo xam ni itam conséquence la yoo xam ni war nañu mën a yee xale yi ci li leen di xaar bu fekkente ni violé nañ leen waaye itam yaay yi war nañu mën a xam naka la ñuy waxe ak seeni ay doom ba nga xam ni lépp loo xam ni xuri na leen dinañ ko ñëw wax si loolu am na solo donc loolu laa amoon loo xam ne dama ko ciy wax en attendant mais aussi ñun en tant que sage-femme dañuy gërëm aussi l'association qui vient de naître mais sëñ Mor Mbaye aussi ñun dafa am ay jàngat yum ñu jàngat xam nga ñun suñu programme formation amul l'écoute pour les personnes victimes de viol ou de violence amu ci woon mu defal benn curriculum dugg ak sage-femme yi di ko jàngale kii ñëw doom yaay ji ñëw indi doomam dañ ko violé naka nga ko war a mën a accueillir noo mën a waxee ak moom ba mën koo def de sorte que dina dem dénoncer ji ko te loolu am na solo comme ñu ngi ci plateau vraiment liggéey la bu muy def boo xam ni bëggoon naa ngeen lëkkaloo pour que ñëpp xam loolu ñi nga xam ni ñooy faj pour que jigéen ñi nga xam ni ñu ngi indi seen doom yi ñu violé ñu mën a adressé wu à la justice que la justice sévisse. léegi Pape Samba daanaka il nous reste vraiment 5 minutes te yow laa bëgg a jox cëgal guy gi ndaxte defe naa ci yow la ñuy xaar solution Pape Samba Thiam nga tegal ma reportage bi nga xam ne Chérif Dia moo ko def Chérif Dia dafa dem sànq kam bi wax na ko mi centre conseil ado yi centre conseil ado yi nekk na yëf boo xam ne lu fi nguur gi tegoon lu yàgg la je pense que su ma juumalee du temps de Abdou Diouf la woon léegi nii ay benn ñaar ñett ñoo am te bu gën a mag wala benn kese bi nga xam ne moo am ci banlieue bi Guédiawaye précisément foofu la Chérif Dia ànd ak Maymouna Ndiaye ak Ababacar Camara ñu dem fa ma fàttali ne centre conseil ado yi mooy li nga doon wax sànq dafa nekk benn yëf kuréel boo xam ne pour xale yi ñoo moo tax mu jóg en terme d'appui en terme d'accompagnement en terme de soutien psychologique vraiment dafa nekk presque dafay pallier parents yi ci benn rôle bi léegi nag yooyu amatul wala boog am na ba léegi nii tey sénégalais yi wala xale yi si boppam nga xam ne ñoom ñooy principaux destinataires yi xamuñu utilité am lii la Chérif Dia ànd ak ñoom kon Maymouna Ndiaye ak Ababacar Camara dem gëstu Géejawaay ñu seetaan ko léegi. centre yi ñu naan centre conseil ado li taxoon ñu sos leen mooy rek daal di baaxe ndaw ñi ay xibaar jëm ci wàllu sëy wante li nemmeeku léegi mooy ndaw yi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw ci centre yooyu ngir ñu yee leen fi bareetul li ci gën a doy waar mooy xamun sax njëriñu li naan centre conseil ado. déedéet dañ ma fay yónnee rek. ndax Moussa Ba. xamoo lan mooy njëriñam. beneen seetlu gi mooy ñaari département yi gën a mag fii ci Ndakaaru muy bu Géejawaay ak bu Pikine daanaka benn centre conseil ado kese la am buy dox na mu waree te tamit ndaw yi nga xamante ñoom ñoo fiy ñëw bariwul. ku ci am sa soxla wala nga am looy laaj wala nga composé si numéro bi woo leen même boo mënta composé nga yëg ci kaw laaj leen. métti yeeg yooyu yëpp dinañ leen ko wax daal dama fay dem moom te dañ may wax bu ñu amee ay question tamit dañuy dem laajte dañ leen ñu wax. Achille moom relais la lim ñu firndeel mooy fii nag liñ fiy waxtaanee di ci yee ndaw ñi lépp la jëm ci wàllu sëy amul benn sujet bu tubaab naan tab. bëpp ndaw boo xam ne donc da nga am ay question wala ay mbir yoo xam ne jaaxal na la ci sa wàllum santé reproductive donc soo ñëwee ci centre bi dañ fi fekk ñun relais yi ñu mën a waxtaan ak yow def ak yow lu ñuy wax counseling donc expliquer la noo mën a def ba mucc. dañuy wax sur la puberté dañuy wax sur les grossesses précoces dañuy wax sur les viols. Lise Mendy moom éducateur la li mu ñaawlu mooy tayal gi nga xamante ni moom la ndaw ñi tayal ngir rek gëstu jëm ci wàllu santé de la reproduction. man dama ne xale boo tolloo ci yenn âge yi toujours sa parent dafa la war a teg ci code expliquer la wan la affaire yi. wala que des fois jeunes yi amuñu chance pour dem di man damay ne ñoom des fois ñoom bëgguñ dem
di wëri quoi di def defi recherche. ñàkk information boobu nag bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkoonteeg fii ci centre yi wante ñii ñoom ay volontaire lan engagé wu rek ngir daal di dimbale ndaw ñi ci wàllu xibaar yi nga xamante ni daal mën naa tax ñu bañ a am ay jafe-jafe ci seen ak ëllëg. loolu tax rek ñuy amal ay waxtaan ñu koy wax débat ci nasaraan ak ay causeries ci wàllu sexualité maanaam wàllu sëy. alors monsieur le directeur seetaan nga léegi li ma wax xool Soda Bousso mi ngi Soda Bousso ngi toj fii léegi monsieur le directeur ñu dellusiwaat ci li nga gis nii muy centre ado yi ak tamit interpellation yi am fii yëpp. moo tax ma ne yow yaa ngi ëpp solo fii si jëf yëpp ñëpp yow la ñuy xaar. waaw xam nga actuellement. ñu bari ñu ngi def ay jugement ci état bi. te xamuñu état bi lan la ci def. waaw def naa bala ngay wax benn mbir. il faut nga am connaissance ci mbir boobu. waaw wax ñu lu état bi mooy problème loi bi mooy problème tamit les centres conseils ados. waaw fi ñu toll nii dans les 45 départements. action éducative en milieu ouvert mooy les AEMO. mooy les services décentralisés du ministère de la justice. service bu ci nekk am nga foofu centre conseil ados. dans les 45 départements. donc tout le territoire est couvert. En matière de loi, parce que depuis 2007, avec le réseau des parlementaires pour la protection de l'enfant, j'avais le projet de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Parlementaires, nous avons introduit le projet de loi pour criminaliser le viol. Donc, la loi est l'issue de ce mois, violence, il faut boxer sur une société. Quel monde peut faire parce que c'est une qui là. dañ koy dund ak moom sécurité à 100% amul fenn ci àdduna bi violence dafa nekk ci jikko nit tey jii suñ doon criminaliser waxuma sax di joxe ay peine perpétuité mais suñ doon dagg ay bopp di rey ay nit du tee viol day konne di am du tee crime day konne di am li ci des mooy li mu wax sànq rek parents yi seen bopp nañ jël seen responsabilité te xam ne le premier niveau de protection moom mooy ñu aar seen doom ndaxte loi bi c'est à titre coercitif mais xam nga foofu préventif loi pour prévenir nit ñi bañ a def mais foofu monsieur directeur xam nga len laa la fa bëgg a laaj yokkal la ko fa mooy boo xoolee pays yi nga xam ne ñoo ñu gën a développé lu ci mel ne Europe ak États-Unis ñoom seen ñi nga xam ne dañoo def ay ñaawteef ci ay xale yu jigéen ñu mel noonu bu weesoo criminalisation bi camp bi sàkku léegi da ngay gis ne dañu am ay mesures yu contraignantes yoo xamante ni parce que déjà lu mel ne comme ñu créé benn fichier boo xam ne dañ la fay inscrit comme délinquant sexuel koo xam ne même ñu interdire la nga jege ay xale ñoo xam ne dañ lay obligé une fois ñu inscrire la ci fichier bu mel noonu n'importe qui c'est accessible à tout le monde n'importe qui il suffit que nga toog sa koñ nga tapé nga dugg ci benn site tapé benn tour mu xamal la est-ce que sa voisinage immédiat am na délinquant sexuel ou pas donc yu mel noonu tamit mooy defe naa ni mooy mesure forte yi nga xam ne moom la ñuy xaar ci état bi. mais tout à fait d'accord yi si loolu yëpp gis nga protection. lépp lu ci def su loi du doy. mais dama ne loolu c'est à titre préventif et coercitif. oui xam nga lan mooy mbir mi parents yi seen bopp. nañ jël un dispositif. xool naka la ñuy aaree seen doom. avant que loi di agir mais état bi tam parent la de. état est parent aussi. justement état dafa mettre un cadre boo xam ne tey jii. waaw moo njabootee ñëpp. dafa permettre. voilà képp ku def délit. waaw yoon dee dal sa kaw. d'accord mais ma ne nañ prévenir délit boobu. ci éducation bi tey jii soo xoolee la violence c'est dans les télévisions c'est dans les médias c'est dans l'internet xale bu si seetaan léegi film soo génnee il paraît que dans les 15 minutes qui suivent day am des réactions offensives mais dama ne parents yi seen bopp seen responsabilité mooy nañu xool seen doom la ñuy jëfandikoo d'accord loolu ma sa dañee si mbedd bi waaw si internet bi waaw si biir kër gi naka la ñuy nekkee mais su dara desul lu dul ñu aar leen état bi ñu war a teg daan ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo def jëy en ce moment état da jël responsabilité d'accord sama chéri bi wax na sàng lu am solo soxna si ma koy nuyu nee na moom xam naa ne yow su ma teeloo xam fii ngay toog ndax wax na lu am solo nee na parents yi nga xam ne non gis nga
waaw xool Aïda Dramé non après waral leen ma ko Pape Samba waru lu am solo nee na yaay yi nga xam ne dañu tëdd di nelaw dàq seen doom nag mayu ma nelaw kooku yaa ngi koy sarax àddina Ismaïla Kambi yow yaa yore association boobu touche pas à ma poste touche pas à ma sœur man touche pas à mon poste waaw bëgg naa fa kii tuuti waaw ci affaire éducation bi xam nga Ismaïla bu ne éducation bi dëgg la mais ñi ñu war a yar du xale yi rek parce que mag ñi ci seen bopp la jikko yi yàqu tout à fait te na xeet nation bu demee ba nga xam ne mag ña dañoo yées ba nga xam ne njaay àll yee leen tane bu boobaa am na problème bi itam Aïssatou dañoo war a xam ne yàlla borom bi subhanahu wa taala dafa ne kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi responsabilité bi dafa partagé wu état am na lu ko war parent bi am na lu ko war waaye bu fekkee ne parent bu góor bi su fekkee ne fase nan jigéen ji fasewaale ay doomam yaay ji amul fu mu jëm budul bu xëyee gàddu paanam wala mu gàddu siwam wala mu gàddu sërëm dem wuti ñëw lu mu dundale njaboot gi kooku du am temps wu ñëw mën a toog di gérer xale yi 24 heures sur 24 parce que bu leen bàyyee du ñu añ du ñu reer du ñu ndekki du ñu jàngi yaay jooju di génn kan lay dénk njaboot gi ci kër gi la leen di tëj bu leen tëjee wala mu wut benn xale boo xam ne kenn yaru ko moom it ak xale yi ci mbedd mi nguur gi dëgg la monsieur le directeur nga baal ma mais demal fii Parcelles Assainies ci pont bi pont 92 bi mais foofu ñaari commissariat de police ñoo leen seq saa yoo fa rombee di nga fa romb une vingtaine de xale yoo xam ne ñii ngi 15 ñii ngi kii enfant de la rue ñooñu liñ ci commencé woon mais liggéey boobu des na eggul kon nag responsabilité bi dafa partagé wu état première parents yi rawatina papa yi ñoom la yàlla dénk njaboot gi te papa yi dañoo démissionné ku ci fase sa jabar fase waale ay doomam fàtte leen ku ci ëmbal nit daw ñu jël ku jigéen ka tëj demal camp pénal sa adduna yëpp day yàqu loolu nag dañoo war a dellu siwaat jikko yi la ñu war a delloo si woykat ba daal la mu wax dëgg na inamal umamu axlaaqun ma baqiyat fa inhum zahabat axlaaquhum zahabu bu ñuy wax reeru daaw yi ana démb ñan ñoo doon yar ana tey ñan ñooy yar xale yi kenn yaratu leen internet mooy seen yaay mooy seen bàjjen mooy seen nijaay bala ngaa kontaan jëndal sa doom portable jàngeetuñu daara vacances yi bu jotee duñu dem daara xamatuñu lu yàlla wax xamatuñu lu yónnee ndey yi xamuñu ko taluñu ko ndax wutum alal bàyyi taluñu ko ngir topp si jigéen ñi fan kan mooy defar société bi ñun ñëpp daal ñoo ko war a bokk ñëpp ci war a maman fi nga jeexalee neex na ma léegi Ismaïla Kambi yow yaay borom touche pas à ma sœur su ma ko waxee sama xale touche pas à mon poste c'est autre chose mais maintenant bi mooy sa dernier mot mais yow fi ma la bëgg a interpeller mooy dañuy gis ne association de ñi nga xam ne dañuy défendre ak di protéger xale yi bari nañu de même que pour monsieur le directeur bëri na ay structures yu état bi créé pour défendre xale yi yéen ñi nga xam ne Ismaïla yéen a nekk ci terrain bi di yéen dafa mel ne dénoncer rek ngeen mën léegi bu weesoo dénoncer leneen lan ngeen am naka ngeen. ku mosaane ñëw jël ci planning te amoo 18 ans wala nga nekk élève dama la daan xool comme sama doom ba ma bàyyi kër ga duma la ko daan jox lu tax dama lay yedd wax la lu ne waaye ki xam ngañ ji ba pare moo gën a mën a cuub dëgg la donc ki xam ba pare ñëw di aar boppam pour IST ak ëmb boo xam ni bëggu ko tu es obligé de lui donner mais centre conseil ado yooyu loolu rek taxu ko jóg daañ la yee xamal la yow yaay jigéen nga naka ngay màgge sooy màgg lan mooy coppeeku ci yow soppeeku ci yow bi lan la war a mën a jural ak jox la itam de bonne conduite de vie yoo xam ni boo ko utiliser da ngay am des vies saines une vie saine donc looloo doon centre conseil ado CCA yi donc man j'aimerais tout simplement par rapport au gouvernement monsieur Diouf que si on peut évaluer l'impact de ces centres ñu évaluer ko su fekkee am na ci lu ci baax ñu jéem ko sa xalaat pour que xale yi war fa mën a dem comme yaay yi parfois dañuy démissionner loolu laa amoon lu may wax jërëjëf maman léegi maître Nafissatou Diop Pape Samba mu ñàkk kersa mais nee na émission bi daanaka jeex na léegi lan nga ñu wax ci lii nga tëjee ko mu sa dernier mot man Karim laa bëgg a wax ak en fait c'est important que góor xalaat association bu mel nii mais je pense que war ngeen ci impliquer aussi jigéen yi parce que jigéen dafa am sensibilité benn sensibilité spéciale ah d'accord sa association bi deuxièmement aussi
est-ce que am ngeen numéro gratuit parce que bi may ñëw léegi je sais que AGS dañ am numéro gratuit mais dama essayé numéro bi mais personne kenn tontuwul donc ça c'est important numéro gratuit bi c'est important et puis donc j'insiste aussi sur donc effectivement sur l'accompagnement psychologique parce que il y a des séquelles irréversibles donc bu leen xalaat affaire avocat yi rek wala xalaat affaire justice rek mais aussi seen association na étudier volet psychologique bi donc loolu laa doon amoon lu ma leen di wax rafet na di rafetlu seen liggéey bu baax a baax rafet na alors Sodou Bousso sama magu bopp defe naa ni ba ngay ñëw xawar nga stressé tuuti mais xam nga ñun yow yaa ñu déstressé Soda jërëjëf Fall xanaa kontaan rek ak jërë ci ñàngat ak nag tubaarkàlla am ci mbégte bu baax xam nga boo dee ndaw da ngay fexe di toog ak ay kilifa loolu c'est important parce que mag ñi liñ fi root te ñooñu ci ëpp xam-xam ñu déglu leen gisoo maa ngi déglu attentivement pour mën a xool ëllëg yàlla bu loolu am yàlla nu fi jógee waaye kun ci mën a jàppale it jàppale ko dëgg la moo tax toog ak mag ñi baax yàlla nu yàlla bàyyi ak mag ñi amiin amiin yaa te yàlla def fi jàmm musal nu ci seytaane ndax seytaane mën na lu ne amiin yaa rabbi moo tax yàlla nu yàlla musal ci seytaane amiin yaa rabbi waaw lu bari seytaane da ci dugg ci wallaay dëgg la wallaay dëgg la moo tax te nit n'est parfait déedéet ñun ñëppay def ay jalgati kenn juum kenn ñëppay juum yàlla rek moo dul juum dëgg la moo tax yàlla nu yàlla musal rek musal nu ci lépp rek luy pakk ak ndog ak ndogaan ak lépp luy fële yàlla defal na sutura yàlla nu yàlla suturaal jërëjëf Soda léegi nag mbokk yi bala ñoo yëkkati jataay bi dama am ci bile émission saa buñ koy def dafa am ñoo xam ne ñoo ma ci gunge ndax Soda xam nga ne yu mel nii boo koy def il faut nga am ay partenaires yoo xam ne ñoo lay accompagner ndax itamit télé bi mënut a def lépp te peccum lii bu neexee yaa jàpp satisfaction voilà jërëjëf satisfaction kooku sama mag jooju la Aïcha Lo ma koy nuyu alors man nag dama am koo xam ne wax dëgg yàlla mun naa wax ne suñu kóllëre la ñun waa télévision Futurs Médias rawatina nag maman Degen Chimère moo ki nga xam ne dëgg daanaka moo ñu ko yàqal la ñu mën a wax ndax mu yàgg fi lool moom itamit te musta ñaawal dara di sama frère di sama càmmiñ muy libaas Kër Aram jàppale am na ku baax gis nga ko am na tamit moom ay yu baax daal yoo xam ne baax nee na ma daal damaa bëgg sa gan yi soxna yi nag la wax moom nag dafa xam nga moom soxna yi la di jubóol nee ma daal soxna yi dafa am dafa am daal lu ma leen jox moom chaque année chaque 8 mars mu baaxoo ko dafa lu mel ni libaas Kër Aram jàppale trophée yi pañe yi muy indi Marie Gueye Dieng xaw ma foo féetee après nga teg ko ci table bi fii ñu gis ko mais ma am kenn koo xam ne nag muy Habib Ka mi ngi nii sama wet ma bëgg caméra yi jël ko Habib moo def lii mu def nag jëm mais Pape Samba sa gars yi nañ ñëw filmer lii parce que dafa créé benn gâteau ndeysaan photo maman Degen nekk nii dafa ko en hommage à maman Degen Habib mii tamit moom itamit coloré maman Degen la ndax dafa yàgg ñëw ci ay plateau maman Degen di ko def mu jóge ba Saint-Louis moom mooy borom pâtisserie Daaru Salaam donc chaque année mu accompagne ñu moom itamit héritage yu maman Degen la mu accompagne chaque année mu ñëw suba ba léegi mi ngi fii moom ak équipe moom bu rafet boobu léegi yëpp ñoo ko def chaque année su ma defee lu mel nii rek mu ñëw accompagne ñu indi reer pour invité yi yéen ñëpp ak public bi li kii mooy Habib Ka Habib bëgg naa nga jël micro bi nga am nag kàddu yoo xam ne yëkkati nga ko ndax yow ñoo bokk émission bi. macha allah ñu ngi sant di gërëm. di nuyu bu gën a tedd bu ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah. soxna su tedd sang sama ginnaaw. du ma sañ sore bu baax ci arab waaye ñu ngi leen di ziare di leen ndokkale bu baax. di sawartam ngeen woo ñi ñëw wuyu si leen. ndax bu ñu nee bésu jigéen ñi. dëgg la comme yéen suñu yaay. dëgg la su ngeen ñu ko waxee du ñuy jàpp yëpp dañ koy bàyyi ndax lu mu sore ñu ñëw fekk ndax partenaire la ñu wax dañ koy bokk bu neex ak naqari vraiment tam ñuy xalaat soxna su tedd si nga xam ne mu doon liggéey ndoor ak yéen te mu nekk royukaay jigéen ñu bari war ci jël exemple war ci jël exemple pour caméra yi ndax lii lu ñu war a fësal la waaw suñu yaay jaa nekk nii lépp mooma ndax lu baax moom du doy te mu ngi doon jàngale di dégle lu baax di wax lu baax kon ñëpp mën nañu ci jëlee royuwaay wallaay ndeysaan mu ngi koy ñaan fa mu tëdd yàlla mu yàlla xaare ko amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi ginnaawam te reelal kanamam amiin yaa rabbi loolu bu dellu si
ñuy ziare di ndokkale ñëpp ñu fi teew ak ñu teewul. ñun tam ñu ngi ànd ak suñu chef bi. indiwaale tam benn jigéen boo xam ne Daaru Salaam la jógee. waaw ñu préparé benn plat spécial. waaw na ñëw na affaire yi ñëw. waaw voilà. bii moom moo tudd Ndar Géej. bii tudd Ndar Géej waaw la ñu ko jëlee. bisimilah ma chérie tegal noonu. voilà tegal noonu macha allah rafet na. muy tudd. waaw Ndar Géej la tudd tuddee Ndar Géej ak monsieur Niang. ak mu ngoog. monsieur Niang laa ko yàqal. donc filet de waaw bi rafet na ci moom. filet de poisson lañ ko defaree farci. am na solo. bii tam mooy coof. waaw. spécial boo xam ne nga def ci ay façon daal ay bagage waaw yow da nga jógee man dama bëgg góor bu jógee Soda moo tax rafet na macha allah macha allah vraiment ñu ngi nuyu itam ñu toogal foofu waaw ndaxte kër ga yaa may ñu ngi fa bàyyi ay jigéen bàyyi fa ay góor ñoom tam ñoo ñu permettre ñu mën a ñëw fii bu loolu passé waat ñi ndokkalaat suñu kilifa suñu xarit mooy Youssou Ndour ndax moo ñu boole ak yéen te bu baax léegi ay ati at dara ñaawul donc dara ñaawul maa kontaan nga daal macha allah maa meroo daal sa xol sedd na macha allah donc ñu ngi ziar maa ngi tudd Mame Anta Mbaye waaw man moom Dagana laa dëkk Daganoise la yow sama mbokk waaw sama mbokk nga kii ñoo bokk dëkk waaw loolu moom dëgg la maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di sargal sama maman yi waaw di leen jox seen nuyoo depuis pâtisserie Daaru Salaam bu Saint-Louis franchement ñun moom maman yi moom xam nga sargal leen chaque jour la amuñu seen fay xam nga ñu ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér ñoom ñëpp waaw ñu leen di teral chaque jour. jërëjëf inchallah merci beaucoup merci ma chérie gis ngeen baaxu Habib jërëjëf Habib tapis rouge ñooñu tamit gis nañ képp ki seetaan TFM ren gis nga ne mi ngi ñuy accompagner ci ay plateau yu bari ñoom tamit lu yàgg yi lii ñooñu ko defaral gis nga man sax damaa xaw a rek ndax sama li ma sol dafa xaw a dafay takk te xam nga Ndiaga Ndour dama ko ñemewul ndax Ndiaga Ndour laa ñemewul ndax xam naa lii su ma ko takkee fay baay bëri xanaa mettre ko jàpp ci rek ci prêt bancaire bi donc tapis rouge ñoo génne fii yu baax yi monsieur Niang moom xam naa dina ma ci utal kon ñuy gërëm daal bu baax a baax suñu partenaire yëpp encore une fois dama leen di bamtuwaat di leen remercier waat ñoom ñi nga xam ne bu nekk woon ñoom émission bi du dina def saf xorom di remercier bu baax aussi sama gan yi nga xam ne ñi ngi ñëw ñii samay yaay lañu ñii samay tante lañu ñii samay frère lañu ñii samay mag lañu ñoom ñëpp ñu bàyyi lépp ñëw sooray sànq yaa ngi doon wax ne public bi nga ne leen fii sedd na waaye yàlla baax na public tamit kenn du yéen ndaxte wax dëgg yàlla fu ne jóge ngeen fa macha allah ngeen ñëw toog coono yeeg lépp ñu ngi leen si jéggalu di leen massawu di leen remercier itam ndax xam naa ne thème bee leen war a thème bi moo war a déplacement bi ndax ay yaay ngeen ay jigéen ngeen ay sœur ngeen bàyyi lépp ñëw ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm aussi waa place du souvenir su ma nee place du souvenir nag dama si jiital directrice bi ak personnel directrice bi nag ku ne xam ne sama diggante ak moom di Adja Siba di sama sœur di sama xarit di sama lépp moom itamit année bu jot rek mu yombalal ñu liggéey bi may gërëm bu baax daal képp koo xam ne yaa ngi xëyee fii ci place du souvenir di gërëm nag sama équipe technique jiital sa Joséphine Mboup ak équipe am Marie Gueye Dieng di sama rakk bopp mooy coordonné émission bi daaw ba ren moo nekk sama ginnaaw nekk daal sa wet beeg lépp daal Marie aw ma sa fay Thérèse Da Silva Sarr mooy directrice marketing bi moom it ak équipe am yëpp ma leen di gërëm di leen sant fàttewu ma madame Mbow Julde Sow ci make-up bi Khadija Diaw moom moo fi jaar moo make-up moo musóor moo def lépp daal ak ku ma fàtte nga baal ma El Hadj Ibrahima Cissé xaw ma fu mu féete moom mooy régisseur général xaw ma waa régisseur général ak ñeneen ñëpp xale yi daal maa ngi gërëm ñëpp daal maa ngi gërëm ñëpp mbokk yi ñu leen dig daje balaa yàgg dara jërëjëf ba beneen yoon